xamante ni coach la papaam la léppam la muy suñu père Pape Mbaye bu Rock Énergie tey moom lañ seet fii ci Parcelles daal di nuyu. maa ngi lay fay di nuyu di la delloo nuyoo di nuyu ñi seetaan di nuyu famille Lamb di nuyu waa Rock Énergie di nuyu si di njiitu le président Cheikh Sow di nuyu l' ensemble ba bàyyi ma ñëpp maa ngi nuyu ñëpp si supporters yeeg ñëpp daal di leen ziyaare bu baax. père ñu jógee ci li nga xamante ni muy bërki Dembo Ndiaye muy le 13 janvier bi passé muy combat bu doy waar combat du siècle ci diggante Balla Gaye ak Modou Lo ban remarque nga def ci combat boobu. waaw muy nekk événement bu mag événement boo xam ne ni ñaari mbër yi préparé nañ ko kenn ku ne la nga yaakaar def nga ko yàlla it dogal na Balla Gaye am ndam waaw. mais ñu gis ni ndam boobu Balla Gaye am na coow muy ci li nga xamante ne muy encadrement Modou Lo yi ndax am na werante yu bari ci kaw Balla Gaye kaw Modou Lo mais en tant que coach Modou Lo état physique Modou Lo ñu bari nee nañ Modou Lo combat bi da ngeen ba benn instant xàmmeetuñu ko dafa wàññi poids en tant que coach am lan ngay wax ci loolu. waaw xam nga d' abord dama ci teg réponse bu njëkk bi mooy que ne bu defet amee moom c' est normal doon lañ ci xalaat di ci wax c' est vrai que aussi li nit ñi xool ba teg ci seen bët di ay techniciens xam mbër mu ne ci état bu ñu ko xoolee ba ràññee ko ba wax ko aussi soo ko weddee da ngay weer sa bopp effectivement poids mu doon wàññi ko noonu poids bi mooy wàññi ko noonu bu baax c' est vrai mais loolu yëpp aussi bon defet nag mooy defar mbir. ñu gis Modou Lo bi mooy troisième défaitam naam seen combat ak Balla Gaye ñu bari nee nañu woon di ngeen cee naagu woon bien vrai que ni jël ngeen ko au sérieux mais da ngeen yaakaar ni boo leen ñëwee rek da ngeen daan Balla Gaye parce que tamit ñu dox état bi da leen a nax ñu ne état Balla Gaye da leen a nax yéen waa Modou Lo yi. xam nga naagu mënul am mënuloo bëri mbër premier combat mu daal na ngeen war a bëri seen deuxième combat ngay jël revanche di naagu loolu wax bi yàqu la mënul nekk c'est impossible xanaa kay dañ naan pression lañ war a woon am mais pas naagu parce que dañu bëgg a fayu mais naagu amul xam nga booy daanu cuune ngay doon mën na la daal mën na daal sa staff mën na daal ku ne loolu rek la moo ci am boo dee daanu boo waree daanu moom cuune ngay doon loolu daal moom laa ko gis waa man. mais en tant que coach Modou Lo gis nañu Modou am na ñu mu yóbbu Espagne ba ñu gis ni Pape Mbaye demul mu ñëw après dernier moment nañ gis est-ce que Modou yéen li ngeen waroon liggéey yëpp liggéey na ko ak ñun. waaw non dem naa Espagne man maa ngi woon Espagne demoon naa Espagne bon mais l'essentiel mooy que ne xam nga le secret est sacré jóge nañ ci combat demoon nañu lii c'est la première fois ñu mos ko dem regroupement à l'extérieur Modou Lo yàgg nañ ko lël mais loolu yëpp initiative la boo xam ne ni àdduna mooy dox nga nekk un lutteur professionnel du ñàkk nga xalaat ne lii naa ko def tey parce que combat bi comme que yàlla dimbali am na ñu ma ci jàppale yooyu naa def naa préparé dem làqatu fu mu gën a fa làqatu gën a làqatoo pour que nga mën a waajal sa bopp loolu yëpp ay xalaat la ñuy def Espagne mënoon nañ ko def fii mais xëy na làqatu bi lañ gënoon a soxla jël lépp yóbbu yaakaaroon na dañ ci am ndam rek moo tax mu def ko ñu nit bon ñu fekk su ko ci quoi waaw. ñu gis ni combat bi bëri na ci bokk na ci combat yu gën a métti ci seen combat yëpp pour ci côté finance ci côté lépp ñu gis jël bi leen Balla Gaye daal mu doon jël boo xamante ni bu yomb boo xamante ni ñu bari nee nañ c'est trop humiliant pour Modou ndax mënoon naa demee ñeneen mais jël bi c'est-à-dire dafa kii en tant que champion Modou Lo mais jël bi daal dafa xaw a rafetul waa. waaw c'est normal jël moom amul bu ñaaw bu ñëw jël moom du neex du rafet. jël moom du mës a neex du mës a rafet amul bu yomb amul bu yomb c'est-à-dire bu ñu xoolaatee combat bi maanaam li ma ci bëgg a wax mooy que ne gis nga képp kuy dund làmb bis bu mel nii na nga ko sóoraale dafa bokk ci carrière Modou Lo ba muy daan Eumeu Sène xam nga ne boo demee Pikine selaw la def Eumeu Sène bi muy daan Balla Gaye seen deuxième combat nii la demee woon donc loolu képp kuy dund làmb na nga ko sóor defet dafa bokk ci carrière kenn mënu ko éviter boo waree daanoo rek cuune ngay doon mais nag mënuñu expliquer defet ba mu weesu defet la te nangu nañ ko parce que li am na ba pare quoi li ki des moom ñu liggéey jëm suñu kanam waaw. beneen bi mooy dégg nañ ay waxu sew ñu ne comme toujours Modou Lo dañ ko mel ni dañ koo soppi ndax dégg nañ wax jooju noonu dégg nañ ab Aziz Ndiaye relation ak Balla Gaye mais yéen waa Modou Lo yi dégg nañ est-ce que xamu ngeen ni combat bi parce que gis nañ am na benn déclaration bu Aziz dox te da cee def 200 millions est-ce que loolu leeroon na loolu. waaw xam nga ñun d'habitude ñun dañu gëm suñu bopp
la adversaire bay def ak ña koy jàppale concerné wuñu lii ñun yàgg nañ ko dund ñun du ñu lijjanti tey jii kuy jàppale adversaire de ku koy entraîné ñun l'essentiel mooy ñu fexe ni ñu tàmm bokk te loolu lañ ko seeni continuer mooy que ni ñu fexe toujours ñun bu ñuy demee bay bëre yóbbu lu doy bu ñu demee satisfaire suñuy ak suñuy supporter satisfaire lamb satisfaire amateur mais adversaire bi kii moo ko jàppale kee moo ko jàppale loolu ñun déranger wuñu duñ ko sax lijjanti duñ ci mere kenn it parce que fi kenn ku ne am nga droit far fu la neex loolu ñun déranger wuñu benn yoon ay kii moo ko jàppale kii moo ko jàppale am na loo xam ne nag rafetul maanaam bokku sax ci yoonu làmb mooy nga bokk CNG nekk promoteur nekk agent mbër surtout nag bokk CNG ba pare nekk agent mbër ba pare organiser làmb loolu moom àndul. Aziz. ñu si man xaw ne sax bokk na CNG après laa ko xam mais loolu moom àndul rafetul loolu moom déjà CNG moo ci war a am kooku dafa war a génn CNG. kan Aziz Ndiaye. ci yoon mais pourquoi muy génn ndax Balla Gaye frère am la. non attends dégg nga li ma la wax dama ne bokk CNG nekk ci membre ba pare nekk promoteur ba pare nekk agent mbër loolu àndul di yoon lamb sport dafa am yoon waaw moo tax ma wax loolu waxal ma pour compte wala parce que man yooyu man ça ne m'intéresse pas ñu intéressé mooy toujours nañu liggéey suñu mbër loo xam ne bu demee def li ko wax waaw. mais Aziz nee na 200 millions yi mu génne def ko teg pour li nga xamante ni ay kiyom la comme j'adore affaire yooyu noonu pour teg pour gars yi bëgg a tëgg di tëgg mais nekk dina am moom Aziz moom moo ko tëgg sax dafa génnee xaalis bi rek. xam nga kii doon xam nga lan booy problème nit du fooy am xelam xam nga àdduna lii moo yàq nit ku ñuul laa yow rawatina Sénégal parce que bu fekkee da ngay wax nit ñi di la dégg wala ngay wax ak ay nit bu jàpp toujours ne yaa ne ëpp maay nit ki mën na la ëpp xam-xam nga ëpp ko wërsëg nit ki mën nga koo ëpp wërsëg te doo ko ëpp xel mais am na wax yoo xam ne c'est trop mineur quoi dafa yomb trop pour que nit ñi di ko dégg di ko nangu. mais da ngeen a jàpp ni Aziz moo ko tëgg. ah mais bu ko tëggul koy tëgg moo ko wax moom dafa wax carrément maa tëgg ko combat moo ko tëgg ñi ci des ñëpp ay figurant lañu rek moom moo tëgg combat dawuñu aussi bu ko neexoon mu organiser combat bu ñu ko ñoom Balla Gaye ñun sport lañu jël ñun sport la ñuy def du ñu def sacrifice du ñu rey luy naaw du ñu rey luy dund. luy wax bi. ah non damay wax rek mu leer. du ñu rey luy naaw du ñu rey luy dund sport la ñuy def ci cadre sport la am wala ñàkk dañuy wuti nii lañ doon mës a dundee dañuy sabablu yàlla mooy dogal li baax yàllaa ko xam duñ ci def lu ñaaw duñ ci clan duñ ci kayit bi nga xam moom du ñu génn cadre lamb jamais li ki des nag moo xam pour Aziz moo ko def wala kenn moo ko def kooku suñu yoon nekku ci. mais lamb dafa am dafa baaxoo ay sacrifice naam sax di nga def ay affaires yoo xam te mais loolu ñëppay aar sa bopp nag période bi. non fi may waxee déggoo ma c'est-à-dire ñun image yi ma gis ñu wane ko mënoon nañ ko suturaal xam nga sutura dafa am solo man li ma gën a métti Aziz Ndiaye je le respecte vraiment ñoom ñëpp ñu làmb ji képp ku fi kilifa ñu xam ne je le respecte parce que man noonu laay dundee ñun ñoo bokk làmb ji mun ñu ko jaay di ko séddoo kenn ko dem sa wàll ku sa wàll jeex nga dem noppalu ku dem ba bëggatoo nga bàyyi mu leen a naw mais boo nekkee kilifa aussi la ngay def da nga ko war a suturaal ni da ngay am sutura dafa baax li ñu fi dégg ay julli ci boori jéeg ay yenn sacrifice yoo xam yaa ngi koy wane loolu day ragaloon nit ñi déjà est-ce que nit ëllëg ci biir mbër mu bëgg dara dina ñemee jël avance su Balla Gaye tey sacrifice yooyu tey ji bu jàppoon Modou Lo tey ji bu fekkee lamb ji la bu jàppoon Modou Lo tey ji ne Modou Lo fa mu toog mënu faa jógee tey ji ñoom du doon perte ma lamb ji du yàqu kon am na yoo xam ne nii même boo ko def nga ko suturaal ko man ñàkk am sutura bi dafa metti parce que doomu aadama yàlla ko dul sutura kon lépp lu nga def ko suturaal def lépp looy def sacré même bu ne la woon sax tey ji da ngay rey luy dund sax pour def sacrifice sax suturaal ko mais pas image bi gis naa image bi daal ñaawlu naa ko daal vraiment ñaawlu naa ko trop. kon da ngaa jàpp ni ay genre wane wala ko. dama ne la ñun nañ jéem a rafetal suñu image yu làmb ngir boo demee ba ci ba bokk ci parce que li ñuy critiquer naan CNG làmb ji ku ne da nga cee war a dugal sa loxo pour mu image yi rafet pour làmb ji jëm ca kanam ñu ñëpp ko bokk làmb àdduna la mooy suñu sport national mooy yóbbu suñu culture fu ne sport la culture la làmb yóbbu culture Sénégal fa yow làmb yóbbu culture Sénégal amul beneen sport bu ko yóbbu ndax mooy suñu sport national di sport di culture donc luñ dañu war toujours di fexe di ci wane image bu rafet loolu dama ko gëm Balla Gaye Ousmane koy félicité parce que aussi moom mbër bu mu daan dina la accolade dina jëkk mu bëri léegi loolu sax loolu am na ci làmb ji léegi bëri ñi di changé ay xale la ñu jànguñu mais ba léegi ñi ngi changé da ngay ku daan sa morom ñëw accolade ko bu combat ba jeexee defatuñ fi seen bopp ay noon ay mbokk lañ def seen benn takkusaan leen boole bu jeexee jeex na nañ mag ñi ak responsable ci làmb yi nañu xool doxalinu pour que ëllëg xale yi aussi mën a xam ni ñuy doxee ci làmb parce que des fois moo am comportement xale yoo xam ne ni mag ñi seen bopp ñoo ko doxal waaw loolu rek la quoi
waaw ñu gis ni tamit ba léegi tamit comme que combat Balla Gaye ak Modou Lo la gis nañu tamit yeneen sorti ñu ne ki nga xamante ni muy Eumeu Sène ak Modou Lo taxaw na c'est-à-dire yéen dafa mel ni da ngeen a mel noonu avance su Balla da ngeen koy jël duwul avance léegi bëgg a jël Eumeu Sène jóge ci Balla Gaye ak affaire yi ñu demee nii est-ce que du nekk ci yéen. waaw non seulement xam nga dafay am fu ñuy xoole ba tax ñu ne dañoo xeeb avance su Balla dañoo xeeb Balla Gaye wala dañoo tuuti Balla Gaye mais dafa am loo xam ne ni c'est secret des fois am mbër mi ci boppam ki ko yor dina xool intérêt mbër mi muy défendre ay intérêt gis lu ko amal njariñ mu négocier lii ci suuf maanaam waxtaanu nëppal teg noonu ci suuf léeg-léeg nag benn journaliste mooy fort tuuti rek ne waxtaan am na rek daal di amplifier génne wax lu ko neex loolu yëpp mën na nekk mais bi ñuy wax ay Modou Lo Eumeu Sène ak yooyu boo seetee ba seet boobu Modou Lo Balla Gaye jeex na te combat bi moom bu ñu xasee ba bëre ba pare jeex na li ci des moom ngay xaar pour contrat bi jeex mooy nga def sa dernière face à face Modou Lo mën na bëre 3 combats ci saison bi xëy na événement préparer événement moom metti ak nit ñi ak supporter ak yooyu mais pour Modou Lo moom personnellement yow du pression ci moom mën naa lekk avance mën naa bëri 3 fois ci saison bi. kon d'accord ngeen ak Eumeu Sène. d'accord nañ pour bëri ak Eumeu Sène mais avancé guñu information ñu jot a jox xëy na waxtaan am na mais dara leeru lu mën a am aussi ñi ko yor pour ne Alaaji Birame président Cessel danañu leeral ñu xam fu ñuy tax waaw. waaw beneen mooy gis nañ tamit ñi am ay experts yu bari ci combat Modou Lo ak Balla Gaye ba léegi ñu bari ñu ne Modou Lo li mu indi woon 2010 lay indiwaat 2019 parce que Balla Gaye ko ñemewu doo ko daan ñu gis ne Modou gis nañ leen dégg nga père Bécaye li ñu wax da koo duma da koo daan da koo ëpp doole. waaw Balla Modou Lo moom ndax dafa ragal wala du ragal moom dama leen koy delloo yaakaar naa ne parce que nit ku nekk da nga koy juger ci jaar-jaaram ba fi mu yegg mais bu dee ci défaite bi rek lañ mën a juger Modou Lo kon ñun yàgguñu suivre Modou Lo dama ne la défaite moom heure boo ko amee lu ne lañ lay juger actuellement ni ñoom VIP daje nañu dajeeti Balla Eumeu Sène daan na Balla Gaye 2 fois da koo ragal ragalu ko Modou Lo daan na Eumeu Sène da koo ragal ragalu ko ku daan ki la daan nga daan ko ñaari yoon ba foofu ragal amatu fa kon waxee ragal nañ ko teg fële li ci des mooy combat la def nañ lu ñuy yaakaar lii la yàlla dogal mais nañ ko nangu loolu rek moo fi am. mais ñu gis ne Modou Lo Balla da koo kaaw mais gars yu bari na Modou dafa waroon a génn mais boobu coach bi fu mu nekkoon. waaw xam nga il faut que ñu def attention ci leen mooy li ma la wax toujours ci defet xam nga dèjà yow yaa ngi toog ci chaise bi man maay toog ci chaise bi ñaata baafal ñoo fa nekk animation bi boo doon yuuxu fii ba suba mbër mi du la dégg ay geste rek ngay def yaa ngi dégg mbër yaa ngi ci digg fi mbër yi di bëri ak fi nga toog ni muy soree da nga yuuxu bay bëgg a dem mbër mi mun la dégg chance bi entraîneur mën a am pour wax ak mbër mi te règlement bi may ñu ko mooy que ñu arrêté combat bi nga dem wax ak sa mbër ñaari baat jox ko ndox parce que dañu war a assister mbër yi ak saa yu leen àtte bu fekkee dañoo génn def dañoo sotti ñëw moom foofu mënu mais fekkee blessure dafa am wala dara ba arbitre arrêté combat foofu ci nga mën a am occasion jox mbër mi ndox wax ak moom yaa ngi dégg mais li ma la wax rek boo waree daanu da ngay doon tuune te bu defee xasee ba amul lu ne ngay dégg dañ koy nangu daluñu ñun kese ku ne la dal beneen bi nag li gars yi di lam-laamee muy Rock Énergie amatul ay mbokk ndax def nañ ne benn instant ñu ne Modou Lo day àbbi ay mbër pour contact ak ñoom mais Rock Énergie père ani waa Rock Énergie. ma ne la Rock Énergie c'est vrai départ yi bari nañu bu Baye Paul demee Super Jamono dem Zarko dem Dolfu dem ak ay éléments de base yu bari dem nañu. c'est vrai mais ba tey ji am na poids lourd yu Modou Lo mën a liggéeyal fii du question abu mbër ñu bari dañuy xool ci wàllu 100% parcelle 100% parcelle bi moo am fépp dégg fi dégg Pikinité dégg fi 100% Guédiawaye pourquoi pas 100% parcelle. waaw Balla Gaye bi ko Eumeu Sène di daan 100% Guédiawaye am na Ama Baldé ñàkk na 100% boobu 100% Pikine am na. mbër yu bokk gox duñ ay adversaire du ñu bëri war nañu mën a booloo jàppalante comme combat jàppalante. loolu ñu dañ leen ci fekk si. mais écurie bi lañ wax waa Rock Énergie. waa Rock Énergie ñoo préparé combat bi. mais tamit du ñi nga xamante ni ñoom ñoo daan ànd ak Modou. ñoom ñëpp ñoo ñëw élément de base yëpp ñoo ñëw ci làmb ji waa 100% parce que kenn tegul sa tànk ci làmb ji parce que ku dul laay Pythagore bi bokk Rock Énergie ñu ci des dañoo ñëw làmb ji toog ci tribune wàcc nañu ànd ak Ba Modou Lo mais loolu règlement bi sax bu ko def rek CNG sanctionné CNG ne la koo bokkutul écrit amoo droit accompagner ko la. waaw loolu tax na ñu ne léegi Rock Énergie dafa xaw a tas par rapport buzz bi ngeen amoon. mais Rock Énergie lu ñuy tas parce que Modou Lo daanu na rek ñoo tax ñun boo xoolee saison ren bii rek lañ jël 15e xaw ma mais saison yi des yëpp dañuy jël première deuxième troisième génnee ay xale seulement nag élément de base yi manqué nañ parce que ñu bari dañoo voyagé xëy na seen lamba dem ba neexatul wala voyage bi gënal leen
mais chaque année ba presque toujours ñu ngi reproduire di former waat ñu ngi former di former moo tax sax chaque année ñu am ay résultats yu baax saison ren bii bi mu tëjee dañu am résultat mais daaw li ma doon di bëree ak Lac de Guiers avant ñuy renvoyer combat si Rock Énergie moo jëloon pay année bi ci topp Rock Énergie moo jël 2 ba ca toppaat Rock Énergie moo jël 3 Rock Énergie 10 ans yëpp laa xam ne mooy équipe bi nga xam dem nañ ba ni fa Rock Énergie meilleur équipe bi mu bëri Gris Bordeaux Rock Énergie moo jël premier waxuñu ko mais borom xam-xam ci laa neen Rock Énergie mooy meilleur équipe kon diggante boobu tey jii nan lañ fi mën a kii champion yaa ngi fi ci équipe bi mais am na ay boy yoo xamante ni mais dañ leen a écarté ci mel ni rawaan ñu doon combat dañ ko ci écarté mais non xam nga rawaan dafay wax xale wax boo xam ne aussi metti na ma parce que xale day yem place xale fii kenn amu fi place bañ lay écarté xam la moo fem sélection bu moo ko day def mën nañ laa sélectionné tey nga dem ci combat Modou Lo bu ëllëgee ñu bàyyi la fi jël sa morom place yi kenn moomu ko loolu la comprendre wu la muy seex a Modou Lo concerné nañu mais écrit bu ñëwee li ñuy décider ñun staff bi ñoo koy décider xam nga li ma wax bi fi ñëw xale bu ndaw la ñoo ko teete ba mu egsi fii ba ñu xam ñi xam ko bëreegu sax grand combat kon mbër mu ndaw la day yem place mbër mu ndaw nekkul un élément boo xam ne nii day manqué ci combat Modou Lo mu ciy feeñ parce que ban apport la amal Modou Lo du doole du mën a bëre du leneen ni tànnee yeneen moroomam ñuy encadré Modou Lo di ko accompagner comme Modou Lo noonu lañ koy tànnee moom bu ñu ko tànnu tamit bàyyi nañ fi ay moroomam comme am na ñeneen waaw loolu mooy yoon mais ay dañ maa écarté mooy kan dañ ko lan lañ ko boole ba koy écarté xaleel na jëm place xale fii équipe du ñu may benn mbër bu nekk fi nekk ci réseaux sociaux yi di ñu mbel mais na géwél bi ñu jëmee sa wara duñu ko nangul kenn te dañ ko teg ci yoon nu mu nekkee champion kan la fi daal non dafa la fi xale respecté wuñu maa def sélection bi maa ko jëlul ni ñu wax ak man maa def liste maa ko jëlul te bu ñu ko dugalee ma dindi ko dañ koy dindi dugal moroomam tey yow ëllëg sa morom ku bëgg a doon dafa waroon ñafe doon élément de base bëri grand combat doon champion prouvé parce que ba am na ci mbër yu bari looloo yàq seen plan de carrière dañuy préparer seen départ wax ñu dem ba ci bi ñu leen di jaay naan leen champion ngeen ñu commencé am fu ñu teg seen bopp ba la ñu war a def duñ ko def finalement ay défaite rek la ñu mujj di tegale loolu day dal mbër yu bari moo tax xale day yem ci loxo. gis nañ tamit Modou Lo ñi koy indi woon 2010 ñu bari nag ñu ngi ci Balla Gaye ku ci mel ni Père Babou mooy indi woon Modou Lo nekkoon manager moo indi Balla Gaye ku ci mel ni Babou indi woon Modou Lo nekk ci Balla Gaye mais wéet ngeen war a wéetoo parce que li ñu naan encadrement Modou Lo dafa des parce que mag bu bari gisuñu ne. waaw xam nga problème mooy làmb xam nga lan la nit ñi dañuy toog fee gis nit ku jege mbër rek ñu yaakaar ne am na fa apport Babou mosut a fekkee préparation Modou Lo entraînement Modou Lo Balla Gaye 2 mosu ko fekkee man maa gën a placé pour wax parce que Modou Lo ku ñëw di jege Modou Lo tey maa la dalal maa ko yor à l'âge de 16 ans muy xale bu ndaw ne ci écrit bi Babou mosut a fekkee préparation Modou Lo du préparation entraînement du mystique jour combat daana ñëw te benn yoon la ma sañ muy contre Balla Gaye 2 ba mu ci jógee ñëwaatul prépare ak contre Lac de Guiers ñaari combat Modou Lo yooyu moom ñëw na c'est vrai mais mosul fekkee fu ñuy préparé combat Modou Lo kon kooku tey jii bu ñu ko gisatul bu ñu calculé ne dafa daan am lu muy apporter Modou Lo kon jege wu ko woon trop. non moom koy jege dafa bokk ci ñun parce que Babou ñun lañ njëkk a xam ñoo fi nekkoon noonu ay xale di entraîné dem mbapat mu dëkk fi ñu gën a ko ñoom Modou Lo ba ni mu quitté passé lu yàgg Modou Lo soo commencé bëri kon amuñu boobu Babou bu dee relation ñu la am relation parce que ñu la bokk génération dafa bokk bon ñu lépp ñun la na parce que Babou dafa yàgg passé nekk fi mbër mu ndaw ñu ànd ak moom làmbam combat bi ñu daan dem dañ daan ànd géej di entraîné yëpp ñu Ousa Sow yëpp ñu bokk génération loolu moo indi relation ak Modou Lo xëy na dëkkandoo la ñu mais bi fi jóge Modou Lo xale la dégg nga bi ci des mooy diggante ma Babou xaw ma leen tàqale su jël duuma sama parce que ménager la quoi moom ñoo xam ne ñoo seen contrat lu mu ko Babou di apporter Babou fekkewul préparation Modou Lo préparé ko mystiquement ménager la contrat lañ seeq moo yoroon licence am di ko signé lañ seeq ba mu jël licence am du ma ci sori parce que wóoru amu lu ma wóor fekkewu ma kon ñoom ñaar ñooñu seen absence bu fekk dem ci Balla Gaye kooku ku mën a àndal Balla Gaye ñun duñ ko lijjanti parce que kenn ku non mais attends man na dem même ci milieu lamb daa wax ne bari na fi ñoo xam ne tey dañuy nuru ñu am njariñ te amuñu njariñ ci lamb wala ñu am njariñ ci mbër te amuñu mbëru njariñ bari na ci lamb bi dañuy bañ a tooñ wala ñu bañ a sikk nit rek mais mbër bu nekkee champion bagaasam day yaatu kenn ku ci nekk xëy na sa présence dina am tey bu fekkee da ngaa nekk nit ku ñu xam sa présence xëy na dina apporter mbër mi yokk ko courage ak yooyu mais njariñ li tax ñuy wax mais Modou Lo la ko doon indi 2010 ak 2009 ak 2007 ak ba 2000 bi ñoo fi nekk changé wuñu xëy na mën nañu wax naan dafa yokk mais wàññikul defet na nag bu amee foog ñu xeebal la say nit wala ñu xeebal la sa liggéey c'est très normal erreur bu mënee am day am boo waree daanu ñëppay cuune il faut que ñu nangu loolu quoi mais
parce que tey ji bu daanoon lii duñ ko dégg kon defet bi la rek defet nag moom du neex. waaw defet du neex. ñu ne Papa Sow mi nga xamante ne ndeysaan élément Fass la woon tey mu ñëw jóge Modou Lo ñu nekk ami proche Papa Sow yow en tant que coach nan nga gisee relation ak Modou Lo ak ni mu ñëwee am nañ sax yoo xamante ni Papa Sow est-ce que réellement Papa Sow mi ngi rof énergie. non attends xam nga Papa Sow bon nit ku ne aussi li mu la wan dañ ko mën a jugé Papa Sow wax dëgg yàlla man dama ko estimé parce que kii di ko la dal na teey na te vraiment aussi pour sérieux licence actuellement yi wax ne licence Fass la yor mais 100% Parcelles la ñu woote ñoom ñu seen i mag bokk ak ñoom Parcelles ñu débuté seen carrière ci suñu kanam ma xam ko donc loolu ñun dañ koy rafetlu jàppale leen ci organiser leen ko nag pour mu tegu ci yoon pour ñu boot écrit boot seen rakk yi parce que ñoo fi mbër yu mag ci Parcelles kon loolu dañ koy rafetlu bu baax. dàqale wuñ toog kenn. est-ce que yaa ngi koy séntu Rock Énergie. non foofu du ma ci sori parce que ci écurie la nekk muy écurie Fass du ma ci wax lenn lu dul di rafetlu foofu koo xam ne ni fa la xalaatam nekk wala fa mu nekk fii mu nekk nii aussi ma nga fa dama koy rafetlu parce que naw naa ko ci ku doon ku am expérience naw naa ko ci xam-xam naw naa ko ci comportement naw naa ko ci jikkoom vraiment Papa Sow il est formidable il est excellent yàlla na ko yàlla defal cet mais nag jàppewu ma aussi nag écurie ba mu nekk am na fa benn problème mais dafa ne ci ay mbokkam muy waa Parcelles donc bu ñu créé seen 100% Parcelles tey jii bu fekkee mu yor licence su Fass it Fass lay entraîné ñu li ñu ko mën a jàppale ñu jàppale ko parce que loolu la kenn ku ne dañ lay jàppale ci sa écurie noonu la demee bi muy bëri gisoo fa benn waa Rock Énergie waa Fass ko yóbbu mosut a bëre ba waa Rock Énergie yóbbu ko li ñu séq ak moom nag en tant que ay mbokk def 100% Parcelles war na man mi lu ma mën ci moom danaa ko def parce que vraiment jikkoom neex na ma te Ouza suma xarit la woon vraiment dama lay wax naan Ouza jikkoom daf maa neex waaye Papa Sow dafa ñëw nangu lépp sincèrement yàlla rek ma tax man du ma neexal kenn li ma gis ci moom rek laa wax ma gisoon safaan bay ba may maanu ci moom mais wax dëgg yàlla loolu laa gis ci moom sincèrement. mu amaat koo xamante ni icône lamb la nekkoon tamit écurie bu mag muy Père Moustapha Gueye dañ gis nañ tamit li nga xamante ni moom it am na lu mu ko apporté Balla Gaye loolu tam ban réaction nga ci am en tant que coach. su ñu nekku ci Moustapha Gueye ban droit la ñu am ci moom ba koy tere Balla Gaye dañ ko moom lamb jee ñu boole ci milieu lamb la nga xamante man maa ngi koy xam en 1991 te équipe nationale boobu man maa ngi équipe nationale def jële ko remet mais la muy doxal ak la muy seq ak Balla Gaye la muy seq kenn ko sama yoon nekku ci xamante nañu bu baax sincèrement mais na wax dëgg yàlla lu ma ci wax aussi tooñ ko aw ma benn amuñu benn droit ci moom di ko tere kenn. kon daal kon yow mën nañoo wax ni mooy ñi nga xam te dañuy jàppale Balla Gaye gars yi di wax loolu yow loolu ñoom la engagé mais daal yéen daal seen poulain instant bi daal mais an seen poulain baa mi ngi si jàmm Modou. soxna si c'est pas la première fois ñu am adversaire ak ñeneen nit di ko indi mu indi nit ñu bari nit ñoo xam ne ñu ci milieu lamb ñu xam ne ñu bari te teewul dañuy daan contre la dëgër de ñaata waa géej waay kenn desul contre Gris Bordeaux sax am na ñoo xam ne ñu bokkuñu Fass gis nañ leen ak yeneen i combat dañoo daanoo rek mais bu mu tax ñu daan ñu naan diw jàppale na ko ñëpp jàppale terewuñu kenn fii kenn amul droit ci kenn ne doo ànd kii wala doo jékki lamb day boole mais du tas Balla Gaye mënu dëkk géej waaye Tafa Gueye dëkk Liberté 6 mais lamb leen boole mais du dëkkandoo lamb nag comme que day boole waaye mais na rafet duñ ci ñaawlu dara boo léegi bu ñu waree bëri keneen tamit bu la neexee nañ dem far foofu essentiellement yàlla noppi na te yàlla jeexul defet la rek Modou Lo bokk na ci mbër yi gën a tuuti defet ci lamb ji alors wooyu le problème kon nag nañ sant yàlla lañ def bay fecc laa wax waaw mais ani Modou mi ngi fi mi ngi ci jàmm dara jotu ko woppul feebarul dara xuriwu ko mi ngi ci jàmm ak salaam dafay dallu rek